remarqué mooy dañu ci génn rek ay arrestation yu takarnaase. amul kenn koo xam ni féete na ak Idrissa Seck ñu bëri jigéen ñi génnoon doon marche ñu jàpp leen xale yi nga xam ne ñoo nekk Thiès ñu téye leen ñeneen ñi ñu téye leen à Dakar non mais attends mais loolu la ñu mënul comprendre aussi naka lañ ko mën a defee ci lendemain wu proclamation yoo xam ne yow jàpp nañu génneel ci mbedd mi tey nga taxaw nga naan da ngay organiser te dama demande autorisation non année liberté ñu ngi nii di wax lu leen neex liberté mooy. liberté yemul ci wax lu la neex rek non si déglu ma wax la rek bis élection présidentielle pare bu ñu joxe ay résultats commencé na ñoom joxe ci tendance yoo xam ne ñoom foofu ñoo fa ëppoon majorité malgré que am nañu foofu lu baree nga dem tey département de Mbacké lu ñuy jël seen kaddu yëpp di politiser que ne Touba nga foog ne jàppale wu ñu Macky Sall mën nañu wax dañ ko fa gagné. mais ñi fa jàpp ci ay. waa déglul ma wax la rek dama lay expliquer arrestation yooyu laay wax arrestation loolu. waaw loolu aussi arrestation li wuy ma. waaw na tontu boppam. jël na fi kaddu ne conseil constitutionnel doogut am ci biir réew mi est-ce que arrestation mu ngi doog am ci biir réew mi ci loo xam ne amoo benn yoon nga naan nañu wàcc ci mbedd mi c'est-à-dire taal réew mi nan un bon Sénégalais ku am fi njaboot am fi doom dëkk fi juddoo fi yaroo fi mage fi. nga xalaat ne bu yàlla bu lay jël aussi fii ngay nekk nan ngay jëlee toog di woote nañu taal réew mi loolu sénégalais bi koy def bu nekk rek ngay opposition du pouvoir ça veut dire que sa xel dafa daal di gàtt nañu taal réew mi mooy lan. non waxi taal réew mi ko dégg ñoom ñoo ko wax ñoom wax nañ ko fii ñoom Decroix koo xam ne ni c'est des gens plus de 70 ans seen carrière a ngi fii dem na ba pare bëgg a yàq ñu nekk ay xale yu ndaw nekk ci suñuy digg ndënd ñu bëgg avenir bu baax ci suñuy njaboot encadré suñuy doom ay 70 ans dépassé nga xam ne waroon nga tey woote jàmm ci biir réew mi wala ngay dox ay tànk jàmm mais loo génnee ci sa kàddu rek mooy nañu taal réew mi nañu fexee génn taxaw ci mbedd mi amoon na moment boo xam ne dañ daan génn taxaw ci mbedd mi te duñu woo kenn lii woo nañu nit ñi ñëpp lu ne def nañ ko génn gisuñu kenn génn ci réew mi xam nga lu tax li ñuy naan dafa mel ni dëj ñoom sens contraire bi la ñu comprendre sénégalais bu kontaanee am na moment bu muy fête ak bu mu dul fête c'est-à-dire élection yii 24 février bis bi nga xam ne le 24 février déjà la ñëpp commencé fête que ne victoire bi au moins stabilité am na ci réew mi Macky Sall dina gagné bi premier ministre jëlee kaddu joxe discours pour wax ne au moins ci lii nga xam ne jot nañ ko recueillir ci wàllu résultat dans les 45 départements diaspora au moins ñu ngi ci 57% giblé bi fi am ñoom xam nañ ko mais ñun lu ñu giblé ba kontaan ñoom dañoo tëbb am na ci ñoo xam ne dañoo tëbb ba daanu fente yëguñu ko xam nga lu nekk rek ak tempérament ñii dañuy kontaan ba seen kontaan tollu fenn ñii dañu am naqar ba seen naqar tollu fenn loolu moo leen dal c'est-à-dire que bu fekkee ne yow da nga am mbégteel et encore dama bëgg a leeral Pape Ngagne ci askanu Sénégal ñoom récupération bi ñuy bëgg a def noonu moo amul ci département de Mbacké rek laay wax ñaari kàddu u ñetti kàddu saa yu ñu waxee ñoom ci seen bopp ñu politiser murid yi bëgguñu Macky Sall loolu mënuma comprendre loolu xam nga man ci nord bi laa yow département bi nga man ci nord bi laa dëkk man waaw man nord bi laa dëkk nord bi ma dëkk rek dama am ay conseil municipal nekk ay murid dañoo taxaw encadré seen mbokk murid ñu taxaw di votel Macky Sall yamul foofu de dans le département de Mbacké da ngay dem commune Kahel nga dem commune Daaru Mirnam nga dem commune Daaru Salaam nga dem commune Médina nga dem commune Dendey nga dem commune yoo xam ne Touba Mboul nga dem commune Missira nga dem commune Touba Fall commune Taïf yi yëpp ay pourcentage la daf ci am ay pourcentage da nga yéemu ci yàlla c'est-à-dire que ay 58% ay 52% ay 72% loolu ay score la yoo xam ne Thierno man ci arrestation yi laa bëgg a ñëw naka ngeen ko dundee ak lan moo ko waral parce que moom wax na ni peut-être ay propos yu ëpp moom moo ko indi moom loolu jàpp lan nga ci mën a indi ci arrestation yi ba tey jii sax am na kenn ci yéen koo xam ni dafa jël na ci mandat de dépôt. waaw Pape xam nga mbirum arrestation yi dafay firndeel rek ne malheureusement le président Macky Sall dafa jàpp na ne politique am mooy ñaari mbir benn bi mooy politiku carotte beneen bi mooy politiku bâton
moo tax soo gisee ibbeeku bi et cetera peut-être dafa am ñoo xamante ne daf leen di soxal ñu dem ànd ak moom wala nekk ak moom wala ñu partager gâteau bi. waaye ñoo xamante ne taxaw nañu ne dañuy opposé wu pour défendre population yi moom dafa ne yor na yet bu mu leen dóoree. tey mënuñu comprendre président boo xamante ne dafa taxaw ne dafay ibbi dialogue ne dafay Sénégal rek moo fi am et cetera mandat mu mandat boo xam daf ko usurper. mu bëgg ko inaugurer avec des prisonniers politiques. loolu moo am tey fii may wax ak yow tey ñu ngi yendu tribunal le responsable des jeunes. bu Idy 2019 Mori Gueye dañ ko tëj kaso fu mu toll nii mu ngi kaso prisonnier politique. bu Idy 2019. ñoo xamante ne suñu mbokk yoo xam ne ñu ngi jóge Touba am na ñu libéré aussi bari na ci ñu ne Thiès ak à Dakar aussi bari na ci ñu libéré mais jàpp bi moo dul woon yoon. waaw. Pape mais boo waxee ñi ñu jàpp si nga wax nga xam libéré na leen ñooñu sax dañ leen le colonel aussi. waaw mais xam nga ak jigéen ñi. waaw jigéen ñooñu jàpp dañ taxaw si loolu. def nañ presque 10 jours loolu prison la. lan moo ko waral ñoo xamante ne si buntu siège bokk gis-gis lañ leen fekk jàpp leen dugal leen si kaso bi defal leen mandat de dépôt yóbbu leen ñu tëj leen kaso. si ñoo xamante ne dañuy taxaw si conférence de presse taxaw si buntu ñi nga jour bu. di tëgg seen ay casserole di tëgg seen i casserole. non ñoo jigéen ñi moom loolu lañ doon def jigéen ñi moom tëgg loolu moom tëgg seen casserole gis nga jour loolu moom ñëpp gis nañ ko. gis nga jour 24. ok. d'ailleurs ba premier ministre di def déclaration jour boobu fii lañ ma invité woon. bi may ñëw si yoon bi ba may jaar buntu ñoom seen siège bi dañ ma dévier beneen sens bi. laa jaaree parce que ñoom ñëpp dañoo taxaw entraver la voie publique. pourquoi kenn mënul jàll. pourquoi ñoom ñu def ko. nga gis ay ñoo xamante ne dañoo taxaw seen buntu siège. seen buntu siège ñu jàpp leen daal di leen dugal si kaso. loolu mooy Sénégal am naa droit wax sama mbégte. waaye kenn amul droit wax naqaram. Thierno da nga may jaaxal man. loolu dafa doon loo xamante ne lu doy waar. donc soo xoolee tey. ñooñu jàpp nañ leen presque 10 jours ñu nekk ci kaso bi. ñu leen di soog a bàyyi fan la ñu teg ñoo xamante dañu nekk seen réew bëgg seen réew engagé wu ci politique. def conférence de presse taxaw ne d'accord ruma ci lii nga ne dañ koy jàpp tëj ko ci biir kaso bi. d'accord ñan la leen jàpp tëj ko ci am na ñoo xamante ne ñaari jeunes yoo xam ñu ngi Guédiawaye muy Bassirou Dieng ak Thiombane ñoo xamante ne ñu ngi actuellement en instruction ñu ngi kaso actuellement. le colonel bi nga wax tey bëri na loo xamante ne ñu ngi ko tere dañ ko sax tere ne ko bul bindati Facebook mbirum politique jël kiyam carte am aussi yoon la aussi colonel la aussi c'est-à-dire colonel la amagul âge bu muy retraité li ma bëgg a politique aussi li ma bëgg a wax attends loolu aussi waaw li ma bëgg a wax foofu rek pour daaneel Pape waaw mooy que ne globalement dafa am benn forme d'intimidation maanaam fii dañ bëgg a effacer l'opposition képp koo xamante ne waxoon na ko moom président Macky Sall effacer l'opposition waxoon na ko képp koo xamante ne taxaw nga ne d'accord ak l'opposition jàpp nañu ne non il avait dit benn voie rek moo am mooy ñu tëj la kaso wala ñu exilé la d'accord wala ñu def la loo xamante ne doo mën a jàkkaarloog président baal ma allo Farba li ma bëgg a wax dégg naa résultat yi nga am Touba yëpp donc lan moo tax par exemple kenn ci yéen Moussa Diop wax ni na fa autoroute bi jógee dem Fouta non résultat yi nga wax ni yëpp bu fekkee noonu la demee lan moo tax mu war au moins dans ci département de Mbacké ou Touba on a plus de 67 mais lan moo fi war a indi wax ju ñaaw jooju lan moo ku nekk ak sa xol ni nga mën a réagir mën nga parfois def réaction boo xam ne même ñëw ci saa si da ngay pare réagir ba pare rek nga am regret ndax doomu aadama nga te nit da ngay doon. non li nga wax ni ci ay résultats yu baax la. communes yi nga wax fii yëpp ay communes yu baax la non mais c'est que am na fi ay résultats yoo xam ne 81% am na fii. waaw ay 81% am na fii ci yoo xam ne ci ay murid. mais lan quand non wuy ma rek. quand tu vas à Touba Médina. Serigne Bassirou bu Sëñ Falilou 81,1%. Quand tu vas à Mbacké Kadior 63%. Quand tu vas à Darou Mirnam 67,80%. C'est bon. ah mais dama bëgg nga comprendre ci Thierno laa bëgg xamal leen. déglu naa ci ay kàddam yoo xam ne di naan Macky Sall dafa nekk nit koo xam ne ay carotte ay. gâteau yoo xam ne mais yow bu waxee loolu moom si boppam suy paree su daaneele loolu ba pare rek gâteau yoo waru ci ruus. ndax naka ne ci benn bokk yaakaar bu mu ko fàtte. moo ko faloon ne mu nekk député di siège à l'Assemblée nationale ndax jamono yooyu Idi mi nekkal nii tey ndax bokkuloon ci benn bokk yaakaar. beneen bi loolu passé ba pare Idi
xam nga politique am na loo xam ne ni kenn waroon na ko wax sax man sama bopp man kenn waroon na ko wax ku dul Thierno Bocoum parce que gâteau boobu bi muy wax loolu même bu dee amoon na gâteau sax mais moom ñamoon na ci gâteau bi. dafa bokkoon Benno Bokk Yaakaar bokk ak Idrissa Seck. ñu faloon ko député ci Benno Bokk Yaakaar. bu loolu weesoo bi élection législative dikkaatee Idrissa Seck jëlu ko xaarul sax ba mu xam fu Idrissa Seck di clignoter droite ou gauche bi mu demee ba xam ne Idrissa boolewu ko ci ñi mu nar a àndal coalition boolewu ko ci rek dafa jékki-jékki créer mouvement boppam rien que pour foog ne na moom mën naa nekk député ak mouvement boppam dafa dem lan la am dara. dem di foo saa yu génn woon benn kàddu ci attaque Idrissa Seck la dëkk wala wax ko lu kenn xamul. toogaat encore ba jëmmi jamono. retourné waat encore ci wetu Idrissa Seck man transhumance boobu mënuma ko ci wàllu politique. Macky Sall laa àndal moom laa def. sama imam ci wàllu politique. ñaanuma yàlla mais bëgg naa aussi mu comprendre. bëgg naa aussi mu comprendre. président de la République du Macky Sall. dafa gis ñaar. expérience ñaar keroog. bi ko journaliste yi di poser question. tontu na leen mais bi ñu ko laajee tey kan mooy sa référence ci wàllu politique mu ne moom doy na boppam référence lu tax loolu dafa am jaar-jaar d'abord ci wàllu opposition ak ki ko yàlla boole loon muy Abdoulaye Wade. tegoon ko fenn di ko waxal lu baax. bàyyi ma terminer Pape. waaw mais dañu am question bu ñuy dem rapidement d'accord terminer Pape amul problème terminer rek nga baal ma après Abdoulaye Wade di ko waxal lu baax. ba yàlla dogal. mu am benn moment mu am rupture loolu dafay am ci wàllu politique. mais gisu dégg nga ko démb. discours am ci lay ñëw loolu laa bëgg a ñëw ci discours boobu. mais bala ma fi c'est important bëri na ci loo xam c'est personnel nag.